asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci ITV bisimila ci xibaaru njolloor si te yemoo ak àjjuma fanweeri fan ci weeru avril bu ne saa ma jukki leen ponk yi ci gën a fës. dañu koy dooree ak dogal bi jógee ci cour de justice bu CEDEAO di ñaax état wu Sénégal ngir nag mu daal di teggi loi bi jëm ci wàllu parrainage fii ak juróom-benn weer loi boobu nag ñoom cour de justice de la CEDEAO dañoo jàpp ni daal dafay salfaañe ak yelleefu nit ñi nga xam ni dañoo bëgg a bokk ci wotey présidentielle yooyu décision boobu nag mi ngi tàbbi ginnaaw bi nga xamee ni ñii di USL di parti bu avocat Abdoulaye Tine ñoom ñoo dugal ab recours ca cour de justice bu CEDEAO dogalu cour de justice bu CEDEAO boobu nag sénégalais yi di ci joxe seen xalaat ñu ci bari daal di ni lu tegu ci yoon la ndax réewum Sénégal yàgg nañoo wote ak candidat yu bari waaye nag li nga xam ne daal moom la ñuy bëgg ñoom askan wi moo di ni ñu daal di saytuwaat ni ñuy taxawale parti politique ci Sénégal ak nu ñuy def ba limiter parti yooyu. ñii di waa ONAS daal di jublu nag ci waajal lii di nawet bi ñoom nag li nga xam ni moo di réseau de drainage yi ñi ngi koy sàkkar ñi ak fattar ñi ngir xool rek naka la ñuy def ba ndoxu taw yi ak ndox yu bon yi bu ñu ñëwee di mën a jàll directeur général bu ONAS wàcc na ci terrain bi ngir xool liggéey bi naka lay doxee ngir itamit gën a jàppale ñi nga xam ni ñoo di ay travailleur am. daañu jotaayu xibaar yi ak li gën a fës ci yéenekaay yi ñu fas yéene ci ànd ak El Hadji Baba Ndiaye. bisimilah ci faram-fàcce gi dañu koy door ak dogal bi jóge ci cour de justice bu CEDEAO di ñaax état wu Sénégal ngir ñu daal di teggi ci diirub juróom-benn weer lii di loi bi jëm ci wàllu parrainage te ñu defoon ko ci élection yi di passé ñoom nag cour de justice de la CEDEAO danoo jàpp ni daal mbirum parrainage day daal di salfaañe ak yelleefu ñi nga xam ni am nañu sañ-sañu samp seen dënd ci wote yooyu loolu nag dogal bi mi ngi daanu ginnaaw bi nga xamee ni ñii di USL di parti wu avocat bi di Abdoulaye Tine dugal nañu ab recours Cheikh Assane Fall moo ñu koy jàngatal. fukki fan ak benn ci weeru décembre ci atum 2018 la maître Abdoulaye Tine dugaloon ab requête jox ko ñiiti waa cour de justice bu CEDEAO njiital union sociale libérale moom jàppoon ne am nay mbir yoo xam ne dañ koy def fii ci biir réew mi te day salfaañe ak yelleefu doomu aadama yi ab requête boo xam ne motif yañ ca yëkkati woon bëri woon na ndax ñiiti waa union sociale libérale li ñu njëkkoon gis moo di ne parrainage bi dafa nekk loo xam ne day yàq liggéeyu parti politique yi loolu nag nekk ab mbir moo xam ne su fekkee ne lu am la day jalgati liiti protocole bu CEDEAO xam ne day wax ci mbirub yorinu nguur gu baax ak tamit lu jëm ci mbirub démocratie ay tuuma yoo xam ne nag kiiti maître Abdoulaye Tine ñiiti waa cour bi dañoo jàpp ne amul ay firnde yu ko mën a dëggal kiiti Abdoulaye Tine ak ay àndandoom gisoon ne tamit liiti loi boobu dafa nekkoon ab mbir boo xam ne day bedd ñenn ñi ci mbirub xëccoo nguur ñiiti waa cour de justice bu CEDEAO bi ñoom tamit nee nañu gisuñu benn yoon ab jalgati yoon ci mbir mile wante waa cour de justice bi ñoom lenn la ñu seetlu moo di ne parrainage bile dafa nekk loo xam ne day yàq lii ñuy woowee secret de vote maanaam day tax ba électeur bi mën a xamal kan lay woteel laata ñu yegsi ci élection ya nekk loo xam ne nag ñoom jàpp nañ ne day salfaañe liiti secret de vote bi moom moo tax ba waa cour bi ti wax ne fi mu toll nii lépp loo xam ne war nañ ko def ngir delloo àq ak yelleefu citoyen yi ñu defaat ko te loolee nag ngir ñu yegg si ñoom li ñu gis moo di ne liiti système parrainage bi foog ñu dindi ko cour de justice bi nag moo ngi génnee àtteem ci àllarba gile mu xam le ne nguurub Sénégal war naa yëkkati lépp loo xam ne dafay tere nit ñi ñu mën a dem ci ay jongante yoo xam ne kenn du mën a yàqal keneen loolu nag ñiiti gouvernement bu waa Sénégal xamal nañ leen ne am nañu juróom benn weer suñu jotee notification bile ngir ñu joxaat waa cour de justice bu CEDEAO ab rapport buy wane ne liiti décision bi ñu jël ñoo ngi koy doxal. ñu bari ci askanu Sénégal daal di ànd ci dogalu cour de justice bu CEDEAO boobu nee nañu lii di loi wu parrainage bi mën nañ ko fee dindi ndax Sénégal yàgg nañoo wote ak candidat yu bari te amul benn jafe-jafe waaye nag ñoom askan wi ñenn ci ñoom jàpp nañu ni parti politique yi bari na lool te war nañoo xool naka la ñuy def ba daal di koy joyanti ba limité ko Pape Mbaye Diaw Augustin Mandang.
yenn ci sénégalais yi ñoom ànd nañ ci demande bi nga xamante ni moom la cour de justice CEDEAO def ngir rek Sénégal daal di génne parrainage ci élection yi kii nag ñu taseeg moom mu ni xamal rek ne candidat yu bëri mësul indi jafe-jafe ci ay élection ba tax parrainage bi moom amu fi benn njariñ. pour man ci sama xalaat candidat yu bëri ak ñàkk bëri ñoo yem ku nekk yaay choisir seet la doy après nga wote après nga jël sa carte après nga wote waaw ku nekk daal yaay seet la doy waaw parce que candidat rek mu bëri ak mu ñàkk bëri ñoo yem ku nekk yaay seet loo xam ni c'est choisir la mu nekk sa candidat léegi après nga wote ko. ki nag xam ne parrainage bi naam baaxul waaye tamit war na noo xool nan la ñuy def ba limiter candidat yu bëri yi. man loolu ànd naa ci parce que parrainage bi c'est un peu discriminatoire soo xoolee je dirais même pas un peu sax c'est discriminatoire parce que ni ñu koy defee nii moom vraiment ça pose problème maintenant nag waruñu bàyyi élection jot ñu am une 50aine de partis wala 100 partis loolu c'est trop il faut ñu limiter partis yi. parti politique yi li muy bëri du ñëpp ñooy dem élection ki ko xamle di étudiant bi moom mi nga xam le rek ñu ci bëri rek coalition la ñuy demee. ma ne parrainage bi daal li ma ci gis mooy méthode la boo xam ne dañ ko tegoon rek juste pour éliminer benn ay adversaires politiques quoi parce que buñ nekkee ci démocratie war a organiser ay élections yu libre transparent yi nga xam ne tout candidat tout citoyen sénégalais électeur bu nga xam ne moom bëgg na doon candidat am possibilité pour doon candidat dañ ko war a bàyyi mu doon candidat. parrainage nag ñu ngi ko amal Sénégal bu njëkk ci élection présidentielle 2019 bi. bureau politique bu AFP ñoom ña nga doon daje waaye sexuñu yàbbi ci dogal boobu jóge ci cour de justice de la CEDEAO waaye nag ñoom wax nañu daal jëm ci li nga xam ni mooy conseil présidentiel bi ñu jagleeloon ndaw ñi ngir wutal leenum xëy ñu koy rafetlu di rafetlu yi tamit jéego yi nga xam ni réewum Sénégal mi ngi koy def ci wàllu koom-koom naka noonu yi tamit ñoom AFP ak waa Benno Bokk Yaakaar ñi ngi waajal voté yi nga xamante nii mooy élection locale yi di élection gox-goxaat yi loolu nag ñi ngi ko xamle ginnaaw ndaje mu mag mu nga xamante ni amaloon nañu ko ca seen siège u parti ca Sacré-Cœur 2 ñu déglu ci docteur Malick Diop moom moo yor kàddug AFP. ñu wax ci fànn yu bëri wax nañ ci fànn bi nga xam ne moom moo soxal tey li xew ci biir réew mi wax itam li nga xam ne moom mooy naka la parti bi du dundee mooy vie du parti donc li xew ci biir réew mi tamit ñu wax ci lu bëri wax déjà ci li xewoon keroog ci Diamniadio bi nga xam ne président Macky Sall oo na ndaw yëpp dajeek ñoom waxtaan ak ñoom parce que li xewoon fii ci ay bés yi ci ginnaaw ñu jàpp ne que président de la République am na ci jàngat bu am solo te jàngat bu am solo boobu dafa ne woon ndaw yi dégg naa leen xam naa li ngeen lan mooy seen mbëbët mu dajeek ñoom bi mu dajeek ñoom nag ci ndaje boobu yu am solo génn ci muy li ñu naan ay diagnostic fan la mbir mi fan la gënee métti waxtaan bi nag mu waxtaan bu am solo et l'Alliance des forces de progrès muy suñu parti ne tey jii nii li nga xam ne moom la ñu rafetlu mooy décision yi nga xam ne jël nañ ko foofu. Ecofridge Sénégal di jóg ngir sàmm alam gi ñoom nag xamle nañu ni daal lu mat fukki junni ak juróom-ñeenti frigo ak lu ko ëpp ak ay climatiseur dinañ ko daal di jël remplacer ko ak yeneen xeetu jumtuwaay yu nga xam ni daal dina wàññi lii di njëgu courant bi consommation bi naka nooyu tamit dina sàmm alam gi ñoom nag projet la bu nga xamante ni nii daal dinañu fexe ba lim bu takku ci ay frigo ak ay lu mel ni climatiseur ñu daal di koy remplacer loolu nag am na lim bu takku ci wàllu xaalis bu toll ci 20 milliards ak juróom yuñ ci fas yéene dugal Mamadou Dieng Augustin Mandanga. ngir yaxanal courant naka noonu itamit sàmm alam gi kër gii di AEME lal ab plan bi mu tuddee yaxanal 2019-2023 projet bii di Ecofridge ñu indi ko ngir soppi réfrigérateur yeeg climatiseur yi ngir yaxanal waaye itamit sàmm alam gi.
projet boo xamante ne dafa ñëw ci waxtoom projet la boo xam dafa am ñaari impact bi ci njëkk mooy day yaxanal énergie waaye beneen bi ci topp it moom mooy environnement bi daf koy aar ndaxte ñëpp xam nañ ni gis nañ ni environnement dañ ko agressé ci fànn bu nekk te environnement dafa am solo kon mu nekk programme boo xamante ne nii dina permettre ménages yi ñoo am ay équipement yoo xamante ne nii équipement yu performant la en termes de consommation d'énergie mais équipement la yoo xamante ne aussi dafay aar jaww ji. jëwriñ ci ñu dénk wàllum alam gi ne projet bi buñ ko toftalee ci programme ozone loolu dana tax ba Sénégal sàmmook liggéey yu mu amal bitim réew ci ne dana aar couche d'ozone. ci wàllu environnement projet bi daf ñuy permettre ñu doxal li ñuy wax protocole de Montréal maanaam mooy xeeti gaz yi nga xamante ne dañ koy utiliser ci wàllu réfrigération te mu am jeexital ci li ñuy wax couche d'ozone. bu loolu weesoo aussi c'est un projet boo xam ne ci wàllu changement climatique daf ci am solo lool day impacter suñu consommation énergétique te suñu consommation énergétique bu wàññeekoo gaz à effet de serre yi nga xam ne dañ koy émettre maanaam saxaar yooyu nga xam ne mooy indi changement climatique aussi day wàcc. kër yeeg bërëbu liggéeyukaay yi ñoom danañu mën a jot ci yilee jumtukaay gannaaw ba ñu leboo ci benn ci banque partenaires yi. ñi nga xam ne ñoo am compteur Woyofal ñoom ñoo ciy mën a bokk booy fay booy charger sa Woyofal ca ngay fayee sa bor ñu lëkkaloo ci ak Senelec pour mettre en place dispositif boo xam ni dana tax ku bëgg am équipement di nga ko mën a am banque bi dana la jàppale. ñun danañu financer phase bu njëkk bi te pare nañu aussi pour financer phase yi ci topp. AEME ak ñi mu seqal projet bi xaatim ay déggoo seen biir loolee ngir yeesalaat jumtukaay yi ci wàllum électroménager. projet bi di dugg ba léegi ci amendement bu Kigali Sénégal ne dana wëyal plan bi ngir aar couche d'ozone. jéego yooyu ak yeneen yu muy àndal bu anto 2 millions nit mucc ci canceru der ci àdduna bi at mu ne loolee fii ak atum 2030. communicateur yi yëngu ci wàllu napp gi ñoom nee nañu amuñu benn yaakaar ci conseil présidentiel bi ñuy dégg ni dañ ko nar a jagleel lii di wàllu napp gi nee nañu li ëpp solo mooy ñu saytu géej gi xool li nga xam ne moo fa nekk ci ay ressources balaa ñuy xaatim benn accord de pêche loolu moom moo war a jiitu Mountaga Kane. ñi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci rajo yi ci wàllu napp xaaruñu dara ci conseil présidentiel bi war a am ci wàllu napp gi. man de sama yaakaar bëriwu ci parce que en 2006 ci jamonoy président Abdoulaye Wade defoon nañ conseil présidentiel ci napp gi bi nga xamante ni jógee nañ ci def nañ lettre de politique sectorielle yoo xam ne bind nañ lépp loo xam ne day yàq géej ak luy defar géej ak naka lañ war a jaar pour defaree ko te ba tey gisaguñ dara ci luñ yoo xamante ni luñ ciy appliqué la. ñi nga xamante ni ñooy signé accord de pêche yi dañoo war a basé wu ci ay études yu leer yuy wane li ne ci géej gi ci wàllu jën waaye nee na loolu amul ba tax loolu mu nekk ab jalgati bu mag. les ressources naturelles. alal yi tukkee ci alam bi Sénégal ñoo ko moom kenn warul signé ay accord yi jëm ci wàllu wile depuis 2015 ba tey kuréel bi nga xam ne mooy saytu alal bi ne ci géej deful liggéey bu wër ci wàllu xayma jën yi ci Sénégal waaw naka nag la ñu mën a signé accord yooyu te fekk xamuñu jën yi seen lim fu ñu toll loolu dafa nekk loo xamante ni jaarul yoon te yenn maanaam ñoom ñi nga xamante ñooy communicateurs yi ñu ngi ñaax jëwriñ bi yore wàllu napp bi nga xamante ni mu ngi di rencontrer kuréeli napp yi ñu ngi koy ñaan mu gisee ak ñi nga xamante ni bokkuñu ci benn kuréel waaye seen xam-xam màcc la jëm ci wàllu géej. jëriñ ji ñu dénk wàllu napp gi moom sax ma nga woon ca Touba ca marché au poisson ba moom nag ba mu demee mi ngi dalal xelu mareyeurs yi ci doléance yu nga xamante ni daal wax nañ ko ngir secteur bi gën a ñoŋ gën a jëm ca kanam moom Alioune Ndoye ministre de la pêche xamal na leen ni tamit xaalis bi ñu jagleel force Covid 19 ba léegi mi ngi fi te ñu jagleel ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu napp gi góor a ndak loo Thierno Faye. mu amal ab tukkib nemmeeku ci Touba jëwriñ ji ñu dénk wàllum napp gi dajeek mareyeur yi nekk ci dëkk bu sell bi mu dib occasion ci Aliou Ndoye mu nemmeekuwaale jafe-jafe yi nekk ci ja bi ñu jaayee lépp lu jëm ci wàllum jën. li ko waral mooy dem ci fa acteurs yi ne fa ñuy liggéeyee xool bërëb yi ni ñu tëddee investissement yi ñu fa def nan la ñu leen entretenir ba est-ce que investissement yaa ngi dox xam nga fii li ma fi xool déjà état def fi investissement yu am solo. li ci ëpp solo mën naa jàpp ni lu mel ne ay chambre froide benn doxu ci loolu xam nga problème la ñu wax ma yeneen problème piste bi ñu am problème assainissement bi ñu am ci problème soxla mbaar fi nga xam ne parce que glace la ñuy yëpp te naaj bi buy dem directement ci camion yi day gën a teel a seey et cetera ak yeneen financement bi jigéen ñi wax nañu wax financement yooyu yëpp
baax na ma koy dégg acteurs yi wax ko ma déggal ko sama bopp. ci lu jëm ci wàllum bëgg-bëggu mareyeur yi nekk ci Touba jëwriñ ji ñu dénk wàllum napp gi dalal xel yi. Pour vous dire sur les camions, ce sont les mareyeurs. Le mareyeur habituellement a besoin de camions pour travailler, donc c'est une doléance qui revient. Comment l'État peut les. mareyeur ku nekk xam na ne soxla na lii di camion frigorifique loolee tax nag ñun état dinañu xool naka la ñuy def ba gunge leen ci liggéey bi ñooy fexe ba jën yi egg ci gox yi nga xamante ni ñoo gën a sori ci réewum Sénégal loolu nag tax na ci suñu waruwaay ñu def ci suñu kéemtulaay kattan. Avec l'usage de la glace et autres, mais on a compris qu'aujourd'hui le mareyeur c'est lui parfois qui fournit même la glace au revendeur qui est dans le coin le plus reculé du pays. Donc c'est un rôle extrêmement important. Aliou Ndoye yokk ca ne fonds force Covid-19 yi ñu jagleel ñi yëngu ci wàllum napp loolee ba tey jile mu ngi wéyandi. On a rappelé que parce qu'on a parlé de financement lié à la Covid-19. Ils ont rappelé que. wax nañ fi mbirum financement Covid yi ci loole nag ñuy fàttali ne xaalis bi ñu jagleel suñu ministère tëju guñu ligne bi nga xamante ni moom la ñu ubbi woon ngir financer ku ci bëgg nag da ngay daal di jege ci gouverneur moom dina fexe ba dossier yooyu egsi ci ñun bu ko defee ñu financer la. Les informations ils verront avec les personnes en charge de cette question pour remonter leur demande. fexe ba sàmmonteeg ceetaayu marché yi naka noonu it bàyyi xel infrastructure yi lee loolee di xememteefu jëwriñ ju ñu dénk wàllum napp gi ginnaaw ba mu amee woyal ab tukkim ne meekoom ci bët Saalum mu réew mi lee. Office national d'assainissement du Sénégal di ONAS ñoom nag ñi ngi waajal nawet bi rigole yi ñi ngi koy daal di fattar ñeek lu ñu mel ngir ndoxi taw yi ak ndox yu bon yi bu ñu ñëwee am fu ñu mën a jaar ba dem géej loolu nag directeur général bu ONAS moom moo wàccal boppam ci terrain bi xool liggéeykat yi naka la ñuy liggéeyee ak liggéey bi tamit naka lay doxee jafe-jafe bu ca am ñu xool naka lañ koy saafara Mamadou Lamine Fati. ngir waajal nawet wile ba mbënd mi bañ a sonal askan gile te ñu fàttandi rigole yile ci bërëb yi nga xam ne da doon taa loolu le directeur bu bees bi nekk ci office national bu assainissement bu Sénégal demoon xool yi. wax ne rek canalisation yi nekk foofu yëpp day dem déverser directement ci canal 4 bi canal 4 bi aussi bu ñu prévoir ni dañ ko curé donc bokk na ci programme bi nga xam dañ ko curé ak yeneen canaux yoo xam ne vraiment c'est des canaux de drainage d'eau pluviale donc à ciel ouvert mais. beneen fànn bi mooy am na benn projet bu nga xam ne état du Sénégal def na ko fa à travers l'ONAS mooy projet de renouvellement réseau bi parce que comme ni mu ko waxee réseau bi dafa yàgg donc projet boobu actuellement réalisation bi mu ngi en cours mais day dem ñu séparer carrément ñaari réseau yi réseau eau usée ak réseau eau pluviale donc kooku vraiment dana apporter une solution vraiment ci zone boobu parce que nekkul Médina rek mais Gueule Tapée ak Rebeuss ils sont concernés par ce projet de renouvellement de réhabilitation de ce réseau là. ci doxu nemmeeku bu mu def docteur Ababacar Mbaye moom gis na ne am na ay mbir yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy def lu nu mel day yàq rawatina su nawet jotee. canalisation boobu li ko gën a sonal may suuf si ñëw foofu ci biir. donc parce que ndox su tawee suuf si day ñëw nit ñi suñ doxee ci wetu canal bi suuf si doy lâché carrément dem ci canalisation bi kooku nekk na une problématique vraiment du zone boobu côté Guy Sapoti mais mën nañ wax ni ci côté du biir banlieue bi au niveau de Pikine comme au niveau de Guédiawaye donc kooku déjà nekk na problématique mais mu dolleeku ci encore li nga xam ne mooy gestion des eaux des déchets solides yi soo xoolee vraiment li nga xam ne liggéey bi commencé na déjà ci gravats yi dañuy gis vraiment n'important donc tas de déchets solides te kooku aussi vraiment day impacter encore fonctionnement canalisation bi. ngir ñu mën a saytu bu baax a baax li nga xam ne moo jëm ci wàllum setal gox-goxaan yi lay rawatina ndoxu taw bi mën a dem bañ a sonal askan gi lay dinañ xaatim ay mbir ak ñi nga xam ne ñoo yore gox-goxaan yi lay suñu sukkandikoo ci directeur bi nekk ci ONAS. donc vraiment nekk na loo xam ne aussi ñi ñu ci gën a jàppale mooy collectivités territoriales yi nga xam ni dañuy jàppale pour jéem a pavé. wala jéem a aussi faire en sorte que vraiment ruelle yi ñu jëm ko goudronner wala ñu def ko pavage. ngir liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy def mu am mucc bu rafet dinañ teg benn comité bi nga xam ne dinañ ci boole képp koo xam ne sa xel màcc na ci wàllum setal luñ si jublu rek mooy ñu am nawet bi nga xam ne ndox du taa fenn dëkkin bi mën a neex.
Sénégal def na jéego bu am solo ci production lii di or zircon ak phosphate loolu nag ñi ngi ko xamale ci xayma bi nga xam ni ministère bi ñu dénk mine ak géologie mi ngi ko doon def ci atum 2020 li jëm ci wàllu nag plan maanaam xayma gi nga xam ni moom la ñu war a def wala liggéey bi ñu war a def ci at mi di ñëw plan boobu yi tamit daal dinañ koy dëggal valider ko ñu déglu ministre Omar Sarr ci micro Babacar Seck. xam nañu gis nañu am na évolution ci production bi gis ngeen évolution yu ñu am ci or bi yu ñu am ci zircon bi yu ñu am ci phosphate bi mooy projet yi nga xam ni PSE daf koy xool mais am na yeneen projet yi nga xam ni bien sûr bokkul ci PSE bi mais en tout cas gis nañu ni am na ay jéego yu am solo yu ñu am xool nañu ci jéego yi ci progéniture bi am na au moins 4% yi nga xam ni am na évolution entre daaw ak ren ci production yu nu am yi maintenant am na yi nga xam ne aussi war nañu ko gën a xoolaat mooy recommandation yooyu ñu def am na ñu ko gën a xoolaat war nañu xool ci mbirum or bi nan koy fexe bay exploit bi ñuy woowee exploitation artisanale mooy orpailleurs yi yu am yi ci région Kédougou ak région Tamba ñu xool lu leen di gën a boole ci liggéey bi ñu gën leen jàppale pour ñu gën a taxaw loolu am na solo ci proposition yu ñu def fii la war na aussi si lu ñu ci def ñun du ñooy contrôler ñooy surveiller activités yi il faut que ñu am ay système yu gën a moderne am na xam ne adduna bi dafay évoluer am na yu bëri nga xam ne léegi mën nañu ko def il faut que ñu moderniser suñu activités yi. diggante 2019 ak 2020 njàng meeg njàngale mi am na ci jafe-jafe yu tar li ko waral mooy mbasum coronavirus mi ba tax na ayu bés bi ñu jagleel lii di éducation ñoom nag ñi ngi ci xalaat naka la ñuy def ba gën a ñoŋal njàng mi ci contexte bi nga xam ne la ñu nekk mu jëm ci wàllu mbas mi li nga xam ne moom lañ ci gën a ràññee ci wàllu jafe-jafe moo di ni rek système éducatif bi école yu ci bari daal dinañu yàqu ci jamono jooju waaye tamit lu bari ci école yi mbirum ndox ñàkk nañu ko ak yeneen i jafe-jafe yu tara tar Cheikh Mbow directeur exécutif bu COSYDEP ci micro Seynabou Babou. tey dañ fi daje di tàmbali loolu ñu tuddee suñu bis bi nga xam ni bis yi ñu jagleel mbirum njàng beeg njàngale ci àdduna te société civile bi jagleel ko ñëpp xam nañ ni ñoo ngi koy célébrer léegi am na ñaar fukki at ak benn daaw rek dañu ko deful ndax Covid bi ren nag ñu ne il faut ñu jéem a jàngat suñu l'école ni mu bindoo jël ko seet lan la soxla ci li ko mën a gunge ba évidemment ñu mën a am école boo xam ne dana mën a jàkkaarloog lenn lu koy bett loolu nag ñu ne Sénégal war na ci gën a def ay jéego bu ñu xamee ni boo amee benn école si ñaari école amuñu ndox fi ñu toll ni boo jëlee fukki école ñeent yi am nañ ay problème mu gànnuwaay boo jëlee it téeméeri école genn wàll bi lu ëpp genn wàll bi amul sécurité maanaam amul mur amul lépp loo xam ne aar jàngalekat yi kon loolu nag dafay nekk loo xam ni war nañoo mën a yëkkati yëngal ñu ba nga xam ni dinañ mën a am budget bi fuñ ko fi ñu ci mën a jagleel fànn yooyu loolu moo waral évidemment tey ñu ne dañ fi daje ci waxtaan woowu loolu nag liñ ci jàngat mooy benn il faut ñu xam ni suñu réew jaaxle woon na loolu bi nga xam ni Covid bi bett nañu mais li ñu waral ñu jaaxle mooy dañoo préparé wuñ suñu bopp pour que bu mbir ñëwee bett ñu am ay jumtuwaay ñu jàkkaarloog moom préparé su bopp nag mooy am ay classe yoo xam ni dafay yemamaay ba nga xam ni lu la bett du la mën mooy am ay jàngalekat yu doy mooy am ay table banc yu doy mooy xam ni it njàng ak njàngale yemul kese si jàngalekat bi ak craie bi ak tableau bi waaye it njàng ak njàngale mooy li ko wër environnement. ñàkk juboo ci ndaw yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci diwaanu Kaffrine ginnaaw conseil présidentiel bi ñu jagleel ndaw ñi ki nga xam ne nag moom moo yor collectif jeunes yu Mbirkilaan ñoom daal nee nañu li nga xam ni moom la responsable bi wax responsable ndaw ñi wax jëmale ko ci ñoom ni amuñu benn jafe-jafe loolu du dëgg du yoon ndaxte ñoom nee nañu daal li nga xam ni moom la wax tegu ko fenn ñoom nag ñi ngi daal di indi ay leeral Mohamed Cissé moom moo yor seen kaddu jeune Birkelane yi ñu déglu ko ak Mamadou Lamine Fati. donc tenir un discours boo xam ne c'est un discours irresponsable donc loolu dafa métti donc les jeunes du département de Birkelane mu nekk discours boo xam ne trahison lañ ko mën a tuddee parce que c'est un hors sujet total la wàllu xëy ndaw lañ la ooyee woon pour nga wax ci yow ngay ñëw naa ni Kaffrine Kogongo donc loolu ñu yaakaar ne lu irresponsable la. kooku mën a wax xëy mën a wax liggéey kon nañu wax
Kaffrine Kawanana Gongo Birkelane ak région bi yëpp Modjadi Birkelane Tampi donc amul fenn foo xam ne lu fa dox la tey boo dëkkee Saloum am na commune bu ñuy wax Mbëlëm commune bi li muy réy amul benn dëkk moom courant mais dëkk commune boobu bu fa kenn nit dëkkee am envie investir ci ay machines yoo xam ne courant koy doxal mais kooku du liggéey donc économie donc c'est un ensemble d'éléments yoo xam ne dafa c'est impératif ñu mettre ko en place pour mu permettre également les jeunes ñu liggéey. kër gi di KFC di yëngu ci wàllug mbirum ginaar ak lekk yu bakkane moom nag wàcc na ci terrain bi ngir joxe ay ndogu lu mat ñetti téeméeri plat ginaar yu baax te xéewale moom la ñu joxe ci juróomi rond point yu ndakaaru Youssouf Koné ak Souleymane Diallo ñoom demoon nañu jël nañu ca ginaar ya dinañu nettali lan moo fa xewoon. weeru koor gi di dem ñuy nemmeeku ay jëf yu baax fii ci Sénégal ci alxamis bi nag KFC moo amal ay joxe ndogu fii ci rond point école Dior. waaw lii de moom dafa nekk loo xamante ne du lu bees ci kër gu mag bi nga xamante ne moom mooñ KFC muy Sedima chaque année bu yàlla defee ñu dugg ci weeru koor dañuy génne lépp li nga xamante ne moom la ñuy jaay année bi yëpp distribuer ko ci ay bërëb yu bëri ren ñu décider à travers suñu franchise bi KFC suñu produit phare muy ginaar yi ñuy lakk ñu distribuer ko sur 3 grands ronds-points yi nga xamante ne dañ ko tànn fii ci biir Ndakaaru distribuer plus de 3000 plats. waxtu ndogu di jege si ay nit yu bëri daw wutali rond-point bi ñi nga xam ne nag jot nañ cee am ñu ngi rafetlu initiative bi nga xam ne KFC amal na ko. xanaa di ko rafetlu rek franchement rafet na trop parce que su ngeen ñu ko joxul woon dañuy dem feneen di ko jëndi rek. te xam nga jaaykatu ndox amul xaalis pour mu jënd ndogu chaque jour day diis daal. ok waaw dama liggéeyoon xam nga romb nii gis gars yi séddale ni ma ne xaaral ma jaar quoi jël sama wàll man tamit ok comme koor la ñëpp ko bokk ma xam ne lu baax la rek man naa waa ci jël loolu rek la voilà di ko rafetlu trop am na solo tamit. KFC bég lool ci ay client am tax mu amal ndogu bi ngir gërëm leen. liñ ci jublu nag du leneen lu dul vraiment delloo njukkal suñu clientèle et en même temps wan nit ñi lan mooy produit KFC poulet KFC nan lay mel lan lay saf ak ñoom seen daal. Youssouf Koné ak Souleymane jël nañ ci poulet KFC yi xam naa après dinañu wax nan lay saf ñu daal di tàbbi ci xët bu mujj bi di li gën a fës ci yéenekaay yi ñu ànd ci ak El Hadji Baba Ndiaye borom mbaa yéen a nga ca. mbaa yéen a nga ca jëwriñ gu yor kàddu gi ci gouvernement bu Sénégal di Omar Gueye moo xëy di tontu cour de justice bu CEDEAO ginnaaw génn démb jëm ci dakkal parrainage ci Sénégal vox populi état bu Sénégal noppeegul ngir jëfe dogal gu bàyyee ko ci CEDEAO loi bi xëyul xëy rek wàcc ci asamaan si te lépp luñ ci doxal ci yoon lañ ko teg moom Omar Gueye yamu ca ndaxte nee na ci réew yu développé yi yëpp parrainage am na fa waaye nag fii ci Sénégal askan wi seen bopp ñooy def parrainage bi te biduloon parrainage bi jëwriñ gi nee lu toll na ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti nit danañ samp seen ndëna ci jongante fa la ñu réew ñu génn maître Abdoulaye Tine ci vox populi ne loolee du wax ji nag mooy njiitu réew mi Macky Sall moo war a tekki nëmal tànkam ba noppi amal ay élection yu gaaw te du ca bokk la Tribune en tout cas nag dogalu cour de justice bu CEDEAO na ci nopp gu tëx la tàbbi ndax état bu Sénégal ne du ko jëfee tey ni ki ëllëg Walf Fadjri ne coow laa ngay gën a law nag ci dogalub CEDEAO jëm ci état bu Sénégal ndaxte Abdoul Mbaye nee na njiitu réew mi Macky Sall amul benn légitimité laata Omar Gueye di ko tontu ci xët bu njëkk yëglekaay bi ni loi bi ñu samp jëm ci parrainage bi amul loi bu ko gën a tegu ci yoon ci Sénégal Les Échos ne bu dee cour de justice bu CEDEAO la mu jàpp nag mooy parrainage bi teguñ ko fenn lu dul xañ ay gaay yi ngir ñu samp seen ndëna maître Abdoulaye Tine déggoo ma de ndax élection yu génn lu ëpp ci candidat yi dañ leen bloqué maître Tine ne loolee nag dafay jeex Omar Gueye mel ni ko ko tontu ci xët bu njëkk Les Échos ndaxte jëwriñ gi nee na bu dul woon parrainage bi kon lu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti nit ñooy jongante ci paru njiiti réew yu génn ndaxte nee nañu loi bi ko samp lépp ci yoon lañ ko teg ñu teg suñuy gën ci xët bu njëkk lii quotidien yëglekaay bi ne chinois yi nag neex la wuñu benn yoon ci campagne jënd ak njaayam gerte bu ren wi ndaxte bu ñu sukkandikoo ci Moussa Baldé nekk jëwriñ gu ñu nekk wàllu mbay mi ci Sénégal nee nag mbayum gerte gi ci réew mi lu toll ci ñaari téeméer ak fukk ak juróom benn milliard suñu koppar la dugal ci réewum Sénégal las ne coow li lalu ci xayma yi daal bëri na enquête ne coow li kay nee na cour ci njënd ak njaayam gerte gi ci réew mi ndax bu ministre bu waxee jaar ni syndicaliste yi wax jaar ne ba tey gindee ko amul seen diggante lay fo ne en tout cas Moussa Baldé jëwriñ gu ñu nekk wàllu mbay mi ci réew mi démb nag ci janam taskatu xabaar yi la porondool yebbi dëggam ba noppi def bilan bi nga xam ne am na ci campagne njënd ak njaayam gerte bi ndaxte nee na lépp mucc ay maanaam ci ko gàttal campagne bu exceptionnel la ñu def ci mbayum gerte gi ci Sénégal vox populi ne dawalkatu
dawalkatu Jakarta yi nekk ci Sénégal léegi nag ñu jot seen koppar bàyyee ko ci ndëmbal gi jëm ci mbas mi ci réew mi las La Tribune ak réew mi quotidien Jakarta man bu nekk bu nu ko séddalee di nga am ñeent ju nekk ñaari téeméer yoo xam ne jàppandal la bàyyee ko ci état bu Sénégal jëm ci ñoom ñu dem ci critique waxtaanee rapport bi nga xam ne génn na ginnaaw lakk gowoon ci l'hôpital Magatte Lô bu Linguère Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu dénk wàllu paj moo ciy wax ndaxte nee na mbir mi daal sàggante dëgg la ba musiba gi yëpp am jëwrin Guinée lii nag du lu ko bàyyi mukk mu sedd ndax personnel néonatologie bi yëpp jébbal na leen enquête kat yi ngir ñu déglu leen l'observateur ne l'hôpital Fann nag xaw tut musiba gu rëy am fa ndax sowtaas wu ñu denc ci gars yi am covid-19 moo doon tàkk waaye nag yàlla def na ci suutura ndax kenn ñàkk ci bakkanam le quotidien diggante Abdoulaye Diouf Sarr ak médecin lànk ne du ñu dem ci biir réew mi ma ngay gën a ñagas di gën a xajam las ne Seydou Bokar Yàgg samp nañ ko ndiki déema ca bopp police bu Sénégal l'info ak le quotidien ne ëllëg ci samedi gi benn fan ci weeru mai la ñuy màggal bés bu ñu jagleel liggéeykat yi ci Sénégal waaye nag yëglekaay bi ne jafe-jafe yi ñu dànkonteel foo ko nattu weesu na ko Walf Fadjri ne at wu nekk lu toll na ci ñaari téeméeri junni nit danañu ñàkk seenam xëy ñu wax ci njàng meeg njàngale mi ci réew meeg Les Échos yëglekaay bi ne SAES di kuréel yu ëmb jàngalekat yi nekk ci daara yu kawe yi ñoo xëy di jéebaane jëwri gu ñu denk wàll njàng meeg njàngale mi ci réew mi di Cheikh Omar Anne ginnaaw benn yebee seenam dëgg ñoom jàngalekat yi nee nañu nag suufus daara ju kawe ji du nangu mukk ñu koy pàcc-pàccee di ko séddale ci réew mi seenu bakkan lañ ci gar ba lépp lu mu laaj danañ ko def libération ne suufus Ndingler gi ba léegi nag njawang ci desaw xamit ndax tey la wàlla gën a aay ndax jafe-jafe gi ba léegi jeexagul diggante Babacar Ngom Sedima ak askanu Ndingler ñu bàkku jëm ci lamba yi sunu lamb yëglekaay bi ne jàkkaarloo Ama Baldé ak Modou Lo jàpp nañ ko ñaari fukki fan ak juróom ci weeru décembre Luc Nicolaï ci sunu lamb ne jàkkaarloo bi nag cadeau de Noël la jëm ci amateuru lamb yi ci Sénégal sursoi ne gars yi bëgg noon tawaaf ci jumaay Touba gi bàyyi nañ leen ñoom ñëpp ñu ñibbi waaye nag seen njilli di faux prophète bi ba tey bàyyi guñ ko ndax ci procès la jëm mais da ngay seet loolu rek jërëjëf El Hadji Baba Ndiaye egsi nañ ci cëppaandaw lii di édition bi ñuy jaajëfal ñi jàpp ci liggéey bi muy suma ñaari soxna yi Ramatulaay ak yaa Seyda Nene naka noonu sama turandoo El Hadji Malick Cissé di leen jaajëfal di leen ñaanal àjjuma jàmm ak kooruk jàmm